jàngeen jëf mbokku teelukat téléspectateur ak internetu télévision mu Fatihul Bichri ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax rek di leen ziar di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay waaye itam di amati kontaante ak mbégte rek ci bu waxtu wi teroo mu di midi waaye itam di jéggalwaat bu baax a baax rek ci retard bi nga xam ne accusé nañu ko ngir daal di ànd ak yéen dégtal leen li nga xam ne moom moo di seen actualité en débat di toute l'actualité nationale et internationale sur Bichri TV tey ci aljuma ji yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2021 ñu ngi leen di ziarat bu baax a baax ci bés bu tedd bi nga xamante ni moom la ñu nekk waaye itam di ziarat wala bokk di yeesal ak jaale jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di umma islamique wala bokk ci li nga xam ne moom moo di yoonu murit ci génn ko àddina ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne di njiitalu daayira boobu nga xamante ni moom moo di Hizbut Tarqiyyah tey rek bi ñu xëyee ci anam bi nga xamante ni noonu rek la ñu ko daal di tàggee mu mel ni sax daanu ñëw ci kanam léegi incha allahu rabbi daal di koy dégluwaat ci ay kàddoom yu tedd yu nga xam ne daan na ko faxataal di teg waaye itam mu nit boo xamante ni amaana macha allah ci xidma rek la ñu ko xamoon waaye itam di liggéeyal ki nga xamante ni moom moo di mam borom Touba ñuy ñaan yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala daal di koy xaare ci aljana yi gën a kay ci aljana yi waaye itam ki nga xam ne moo doonoon yaakaaram mu di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadima Rasul doon koo xamante ni rek amaana mu teerul ko rek li nga xamante ni moom moo di boppam di jaale ziyaare rek bu baax a baax di jaalewaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di waa Hizbut Tarqiyyah umma islamique ak li nga xamante ni moom moo di communauté mouride bi waaye bu ne actualité en débat saa su ne waxtu bu ne ci daal di ñëw ànd ak yéen rek ci li nga xam ne moom moo di la revue des titres li nga xamante ni yéene kaay daan nañ ko faxataal rek di xëyee ci li nga xam ne moom moo di seen ay xët yu njëkk mu mel ni aljuma bu jot nag saa yu nu ñëwee rek ci benn waxtu la ñuy àndee ak yéen ci biir émission bi ndax nag dañuy daal di rek farataal ginnaaw actualité en débat daal di ànd ak yéen utali fa nga xam ne moom moo di ca Touba ngir rek dégtal leen li nga xam ne moom moo di jullik aljuma ji waaye itam fi nga xamante nii rek moo doonoon fi nga xam ne moom moo di mosquée bu Masalikul Jinaan moo tax rek tey ci seen émission actualité en débat ci diiru benn waxtu ci lañ ci fas yéene ànd ak yéen bu fekkente ni rek nag yemb na à la régie dañuy daal di ànd rek ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Seck ci li nga xamante ni moom moo di la revue des titres mu mel ni rek yembagul kon nag dañuy daal di desaat rek ci du tey ci li nga xam ne gis nañ ni ay xibaar la daal di tey doon ñàkk wala boog génn àdduna ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne di ki nga xamante ni tey moom moo nekkoon na njiital ci li nga xamante ni moom moo di daayira bu Hizbut Tarqiyyah par rapport ak lépp lu nga xamante ni rek moo doonoon liggéey bi macha allah ci taxawaay bi nga xamante ni daayira bu Hizbut Tarqiyyah am na ko jëm ci li nga xamante ni moom moo di yoonu murit duñu jug rek ci di leen jaale waaye itam di ñaan yàlla rek suñu borom bi subhanahu wa taala daal di ñu koy teerul waaye itam ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadima Rasul comme ni ma ko waxee ndax nee naa léegi ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne ku ne xam ne rek xidma la nekkoon ci liggéeyal ki nga xam ne moom mooy ku tedd gi waaye ginnaaw loolu itam gis nañ ni ginnaaw rek Serigne Atou Diagne mu mel ni ay disparition jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité yu ñu nemmeeku ci réew mi di Sénégal gis nañ ni itam doon na lu tar lool fan yi nga xamante ni moom la ñu génn ndax niki démb itam la ñu daal di xëy wala boog gonte ñu daal di ñuy tàggee ki nga xamante ni moom moo di Pape Diop bu ne Pape Diop xel dem ca foofu nga xam ne moom moo di Louga fa nga xamante ni moom moo di Kokki mu nekkoon maire bu Kokki moom itam niki démb rek la ko suñu borom bi subhanahu wa taala daal di jël moom itam mu daal di rek daal di wàcc li nga xam ne moom moo di liggéey waaye ginnaaw Kokki itam nga xam ne moom moo di Pape Diop ca Kokki gis nañ ni itam ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diaw Chimère moom itam nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté nekkoon ancien maire bu Ndar moom itam mu mel ni tamit
niki démb itam la daal di wàcc li nga xamante ni moom moo di liggéey fan yi daal mu mel ni mbir yi doy na waar comme niñ ko doon waxee ci atum 2020 ñu bëree bëri ci suñu ay doomi réew ay kàngam ay kilifa diine ki kilifa aada maanaam daal gis nañ ni jot nañu wàcc liggéey ci atum li nga xam ne moom moo di 2020 bi waaye itam ni ñu duggee ci 2021 bi itam doon lu tiis lu doy waar ndax boobu ba tey itam ci jug rek ci ñu ñuy tàggee ay ñoo xamante ni ay doomu aadama lañu amoon nañu benn dayo bi wala boog taxawaay bu mucc ayib ci li nga xamante ni moom moo di réew mi waaye nag bi ci gën a récent rek jëmaat ci ki nga xamante ni moom moo di génn pa àdduna bu ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne di wax ni moom mooy maanaam tey personne morale bu daayira bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ti ci seen taxawaay ci rek ci li nga xamante ni moom la ñu def muy wattu rek li nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul daal di fi bàyyi ñu delluwaat rek di leen jaale bu baax a baax mu di la communauté mouride umma islamique bi waaye itam li nga xamante ni rek moom moo di mbooleem koo xam ne tey yaa ngi feggu ci biir daayira Hizbut Tarqiyyah boobu ci suma tur télévision Mafatihul Bichri rek ñu ngi lay yeesal wala boog di jébbal li nga xamante ni moom moo di njaal gi waaye bu dee remb na rek à la régie dañuy daal dem léegi-léegi ci kanam laataa ñuy ànd ak yéen ci li nga xamante ni mooy kàddu yu jotoon a siq wala boog yu baree bari sax yoo xamante ni amaana moom ndem si yàlla ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne jotoon na ko siq ak li nga xamante ni moom moo di ñenn ci liggéeykat yu télévision Mafatihul Bichri daañ ci ànd ak yéen léegi-léegi ci kanam rek ginnaaw buñ leen jukkilee li nga xamante ni yéenekaay niki tey xëyee nañ ko ci li nga xamante ni moom moo di seen ay xët yu njëkk minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam Sow di élève boobu ñu duppee meilleur élève du Sénégal rek mu ñu ràññee woon ko lool ci taxawaay ak kàngam gi mu doon ñu yóbbu woon ko foofu nga xamante ni moom moo di ca tugal mu mel ni yéenekaay bi ñëw na fësal ci xëtam mu njëkk ginnaaw bi mu ñu digtalee nataalam nu Interpol diffuse une notice jaune la muy undu jëm na ci benn alerte bu nga xamante ni def na ko jëm ci la communauté policière mondiale sur des personnes disparues waaye itam daal di àdduni kat ci ñenn ñi nga xamante ni ay victimes la ñuy doon victime d'enlèvement parental wala boog mu doon criminel ba si sax ñi nga xam ne ay doomu aadama lañu ci seen dem ngoo xamante ni kenn mënu ci indi ay leeral wala boog loo xamante ni lu inexplicable lay faxataal di doon ci bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moom moo di police la police des polices loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye itam ba tey ci coowal Diahy Sow les dernières éléments de l'enquête transmis aux autorités sénégalaises mooy ni kat fi mu ne nii soxna Diahy Sow je suis consciente de l'audace et de la cruauté de ma démarche nee na kat fi mu ne nii ma ngay assumer li nga xamante ni moom moo di ci ay responsabilité am ca anam ba nga xamante ni foofee la daal di nekk muy ak kaddu yoo xamante ni moom soxna Diahy Sow moo ko daal di wax ki nga xam ne moom moo di parrain moom Serigne Mbaye Thiam ce que Diahy Sow a dit à son parrain Serigne Mbaye Thiam loolu la yéenekaay bi daal di indi moom Libération tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam mu njëkk mu mel ni ginnaaw Libération dañuy ànd ba tey ak critique yéenekaay mi àddu ba tey ci coowal Diahy Sow mi nga xamante ni léegi xel dal na ci moom ci ba mu àddoo rek mu mel ni fi mu ne nii njort bi ñu am ak yëg-yëg gi mooy rek fi mu ne dara jotu ko mi ngi ci jàmm ak salaam ndax rek jot na àddu wax ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam mi doonoon ki nga xamante ni moom moo di parrain ni kat je ne suis pas désolé d'être parti moom daal rëccuwul dara ci dem gi nga xamante ni moom la dem loolu la yéenekaay bi daal di indi mu di ay kàddu yi ki nga xam ne moom moo di soxna Diahy Sow mu daal di ko yónnee ki nga xamante ni moo doonoon parrain mu di ki nga xam ne moom moo di Serigne Mbaye Thiam Diahy Sow réapparaît dans une lettre loolu Vox Populi moo ko daal di indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni rek àdduna fi mu ne nii am nañu njort ni kat ci étudiante bi nga xam ne dañu jàppoon ni dafa porté disparu moom indi na ay explication daal di justifié wu auprès ki nga xamante ni moom moo di son parrain moom Serigne Mbaye Thiam nee na kat je ne suis pas
désolé d'être parti rëccul dara ci li nga xamante ni moom moo di dem gi nga xamante ni dem na ko. Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus puisqu'ils n'en ont aucune. maanaam daal képp koo xam ne fi mu ne nii nag yaa ngi jël sa ay kàddu di jéem a expliquer dem gi nga xamante ni dem na ko fi mu ne nii yaakaar na ni moom amoo benn explication boo mën a joxe ci li ni mel. moom soxna Diary Sow moo daal di wax loolu bokk ci kàddu yi nga xamante ni yónnee na ko moom parrain bi nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam. Je n'ai pas disjoncté à cause des confinement ou de la prépa. maanaam daal dem gi nga xamante ni dem na ko du confinement ba am France du jafe-jafe gu mu am ci ay njàngam du dara maanaam dem na rek demu li nga xamante ni moom moo di demu boppam ni kat ma mère j'avais trop peur de ce qu'elle allait penser. maanaam daal waxtaan ak way juróom bu jigéen ci dem googu mun na moon a dem ba daal di koy dem dafa jàppoon ni rek tiitaange la amoon ngir daal ci waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di way juróom bu jigéen di wax kat toi tonton tu aurais certainement cherché à me dissuader ci bu ma la ko waxoon yow mi nga xamante ni yaay suma parrain Serigne Mbaye Thiam xëy na amaana di nga fi nekk di ma digal boo xamante ni day tax rek ma daal di dellu ginnaaw ci yéene bi ma am ngir daal di dem. yooyu yëpp ay kàddu yi ki nga xam ne moom moo di soxna Diary Sow moo ko daal di bind ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam. ba tey ci biir yéenekaay bi di Vox Populi ma ngay àddu ba tey ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum njàng ak njàngale bi yoon CUSEMS mooy àddu di accuser wala boog joxoñ baaraamu tuuma autorité yi ci rek seen gët gi nga xamante ni sëgg nañ ko maanaam daal ci situation lourde de danger à l'école. maanaam fi mu ne nii jëluñu benn matuwaay daal di sëgg rek li nga xam ne moo xew ci école yi ak wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid-19. l'Afrique court le risque d'être laissée de côté avertit l'OMS surtout nag jëm ci li nga xamante ni moom la ñuy duppee maanaam coowal vaccin yi bu ñu xefee tout rek daañu jël Afrique teg ko na le daal di wëy ak li nga xamante ni moom moo di vaccin bi nga xamante ni moom moo mën a wattu wér-gu-yaramu askan wi ci wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid-19. ginnaaw rek Vox Populi ñu daal di ànd ak l'Observateur ba tey ci coowal soxna Diary Sow lettre à son parent Diary Sow dans les coulisses d'une réapparition. fi mu ne nii daal jàpp nañ ni xel dal na ci kii nga xam ne moom moo di soxna Diary Sow mi ngi ci jàmm ak salaam mi ngi dund ndax kat yéenekaay bi ñëw na ni kat sampab laaj comment l'information a été mise sur embargo depuis mardi. mu mel ni depuis talaata sax la yónnee woon na yëlee kaddu ki nga xamante ni moom moo di wuy juróom mu mel ni mail du ministre Serigne Mbaye Thiam qui l'a poussé à de son silence. mu mel ni Serigne Mbaye Thiam daal moo ko envoyé mail bi mu ko envoyé mail nag ab message moo tax sax nag mu daal di tontu daal di wax yi yëpp nga xamante ni jot na ko wax ngir indi ay leeral ci dem gi mu dem waaye tam di dalalaat xelu woy jur yeeg askan wi yeeg jege ñaale yi ni kat fi mu ne nii moom mi ngi ci jàmm ak salaam. waaye ba tey l'Observateur yamu ca ñëw na ci li nga xamante ni jamono ji dafa doon tendance ci grossir pour plaire ci soxna yi nga xamante ni fi mu ne ñi ngi jël seen kéem kattan rek di dugg ci business des fessins et hanches di jël ay suppositoire ay sirop ay huile ay crème ngir rek mën a ndekk soxna soo xamante ni macha allah soxna su yànj ngay doon. loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye itam di àddu ci risque sanitaire d'une pratique féminine devenue populaire au Sénégal. waaye niki noonu itam wopp ji di coronavirus ci biir l'Observateur ñu ngi koy séen ma ngay àddu Covid-19 on va vers le chaos. maanaam daal bu ñu xefee tout fii ci Sénégal daañu dugg ci guuta gu doy waar te wopp ji di coronavirus moo ñu cay dugal la. après l'Observateur ñu daal di ànd ak le quotidien moom itam ba tey ni kat ci xëtam bu njëkk tout s'accélère propagation de la pandémie. fi mu ne ni mbir mi ngi gën di law ndax gis nañ wopp ji di coronavirus dugg na ci 6 UFR touchés fa nga xamante ni moom moo di UGB ci université bu Saint-Louis ak fa nga xamante ni moom moo di Diourbel culmine à un taux de létalité de 8,5%. maanaam daal wopp ji dugg na ci biir daara yi kawe yi moo xam université ak bi nga xamante ni moom moo di bu Diourbel. moom nag garde des Sceaux ministre de la justice ma ngay àddu nee na kat nañu limité wàññi loolu li nga xamante ni moom moo di mandat de dépôt yi ñi nga xam ne léeg-léeg dañ leen koy daal di gàll rek daal leen di tëj ci li nga xamante ni moom moo di kaso yi. waaye le quotidien yamu ca ma ngay àddu ca beneen ko jëmu ci coowal ki nga xamante ni moom moo di soxna Diary Sow à Serigne Mbaye Thiam. je t'écris aussi libre que je suis parti. maanaam daal mbind mi ma lay bind daal ci liberté kenn nootuma ci noonee laa la koy bindalee ni ma demee librement noonee laa lay bindee librement amul benn crainte bu nga xamante ni mi ngi koy dund wala mu di ko subir ngir bind rek ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam. loolu la yéenekaay yi daal di indi ni ki tey ci xëtam bu njëkk laataa muy tàbbi moom le quotidien ci li nga xam ne moom moo di premier foyer de grippe aviaire
APR maanaam jëwriñ bi ñu dénk wàllum élevage ma ngay àddu les assurances du ministre de l'élevage loolu la le quotidien daal di indi niki tey ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk bi yoon ñu daal di ànd ak Sud Quotidien daal di ñëw ci xëtam bu njëkk daal di àddu ci paiement systématique des indemnités jëm ci li nga xamante ni moom moo di jàng meek njàngale mi di wax ni kat les enseignants mettent Macky au défi ku ci mel ni monsieur Saourou Sène bu SAEMS ma ngay àddu ni kat il faut trouver avant tout une solution globale et définitive au paiement des déplacements et des examens. Abdoulaye Ndoye du CUSEMS moom di wax ni kat il y a d'autres questions plus importantes à discuter au niveau du conseil des ministres maanaam daal am nañu yeneen soxla yu gën a important que wax ji nga xamante ni ñi ngi koy wax ci biir conseil des ministres loolu la yéenekaay bi daal di indi ni ki tey ci xëtam mu njëkk laataa muy tab bi di wax ni kat ndekete lii di njënd ak njaayum ginaar doon na lu dox lool fii ci Sénégal ndax nag nee na la volaille plus de 203 milliards de nos francs CFA yoo xamante ni jënd ak njaayum ginaar généré na ko ci atum 2019 bi nga xamante ni moom la ñu génn ni ki noonu ba tey lii di procès du maître coranique pour maltraitance de mineurs yéenekaay bi ñëw na ci mu mel ni ak atte guñ ko doon def ni ki démb moom Ibrahima Dian di maître coranique nekk foofu nga xamante ni moom moo di ca Diourbel mu mel ni rek yoon daf ko daal di mujj rek teg loxo wala boo ko gàll ko ñaari atu kaso yoo xamante ni fukki fan yi ak juróom daf koy daal di tëdd ci li nga xamante ni moom moo di kaso bi ba tey ci coowal kaso bi yoon Le Témoin quotidien ñëwee ak xibaaru ki nga xamante ni moom moo di monsieur Boubacar Seye yéenekaay bi nag moom fi mu ne dafa sampab laaj sax ni kat faut-il brûler la diffusion de fausses nouvelles ndax moom la ñuy toppee ki nga xamante ni moom moo di monsieur Boubacar Seye mu mel ni ñi nga xam ne ñoom itam seen xam-xam màcc na ci lu ni mel ñi ngi taxaw di ci indi ay faram-fàcce ak li nga xamante ni moom moo di ay leeral ci biir yéenekaay bi nga xamante ni moom moo di Le Témoin waaye ba tey ci coowal ki nga xam ne moom moo di soxna Diary Sow yéenekaay bi daal di ci ñëw à travers une lettre adressée à son parrain Serigne Mbaye Thiam. Diary Sow rassure les Sénégalais fi mu ne xel dal na léegi désormais ci képp koo xam ne doomu Sénégal nga doon métitlu ak a naqaru ana fan la Diary Sow nekk depuis 4 janvier 2020 bi nga xamante ni moom lañ génn gis nañ ni kat àdduna wax na ak parrain kon nag xel dal na ci kat ni maanaam Diary Sow mën nañoo njort ni fi mu ne mi ngi dund mi ngi ci jàmm par rapport ak kàddu yi nga xam ne jot na ko jukki daal di koy wax ak ki nga xamante ni moom moo di parrain ñu gën ko xam ci Serigne Mbaye Thiam ñu daal di ànd ak Walf Quotidien mi àddu ci mandat de dépôt à l'appel loolu ministre de la justice moo ko daal di wax ni kat ma ngay freiner ñi nga xam ne ñoom ñoo di see procureur ma nga leen di daal di gànqaafu ci anam mi nga xamante ni bëxër ñaar ñett ñu daal di ne mandat de dépôt daal di lay yóbbu rek fa nga xamante ni moom moo di ca Rëbës daal di la fay tëj caabi daal di lay mujj rek féete ginnaaw yéenekaay bi ñëw di fësal itam baisse du PIB de 15%, la diaspora le déficit mu mel ni ba tey rek gàllankoor ak jafe-jafe bi nga xamante ni am nañ ko ñoom doomu Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi nekk ca tugal mu mel ni la ñu daan dugal ci réew mi dafa mel ni rek mujj na daal di wàcc mu di baisse du PIB loolu la yéenekaay bi daal di indi ni ki tey ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk moom Walf Quotidien ñu daal di ànd bi yoon ak L'As bi des ba tey ci coowal Diary Sow Diary lève le voile sur sa disparition Diary Sow indi na ay leeral jamono ji ca fa mu nekk ngir rek xel daal di mën a dal waaye nag mu ngay fësal ni pression jàpp ko fàqut waaye itam surmenewul maanaam daal ñett yooyu dara dalu ko ca fa mu ne rek moo fa daal di bàyyi boppam fi mu ne dafa xaw a bëgg a reculer tuuti rek ngir daal di jëlaat li nga xam ne moom moo di ay esprim waaye itam loolu la yéenekaay bi daal di wax mu mel ni la nga xam ne moom la daal di bind ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam Macky Sall sous le visage d'un ange yoolu yéenekaay bi moo ko daal di wax ginnaaw rek Balde à Dakar sortie de la première dame ak accusation d'autoritarisme yéenekaay bi loolu la daal di wax moom L'As ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ñu daal di ànd ak lii quotidien mi indi tey ci xëtam bu njëkk Pape Demba bi tey buñ ko waxee xel dem ci ki nga xam ne moom moo di directeur bu Sénélec la société se porte bien ma ngay àddu di dalal xel yi nee na kat société bii nga xam ne moom moo di Sénélec se porte bien amuñu benn jafe-jafe lii di excédent maigre le contexte défavorable des perspectives très bonnes aucun problème de compteur maanaam fi mu ne nii daal lépp maanaam gongo foofu nga xamante ni moom moo di ca Sénélec
Senelec kii di de Fatoumata Niang Ba président bu UDSR moom nag nee na kat le président Sall veut une synergie d'action waaye itam coowal Diary Sow lii quotidien ñëw na ci je t'écris aussi librement que je suis parti maanaam daal mbind mi ma lay bind yow parrain Serigne Mbaye Thiam jàppal ni maa ngi koy bind ci xel mu dal waaye ci teeyi bakkan comme ni ma demalee sama bopp ci sama teeyi bakkan noonu lañ ko mën a indee ci kàllaamay Kocc ci li nga xamante ni moom la Diary Sow daal di bind ki nga xamante ni moom moo di parrain Serigne Mbaye Thiam ginnaaw loolu ñu daal di ànd ak beneen yéenekaay ginnaaw lii quotidien ak li nga xamante ni moom moo di tribune yéenekaay daal di ñëw àddu ci dénonciation tout horizon maanaam daal ci ñi nga xam ne fi mu ne nii def nañu say ngànk ngir xeexal ki nga xamante ni moom moo di Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières ngir rek ñu daal di koy libéré daal di koy jële foofu nga xamante ni moom moo di ca Rebeuss lii di fondation Indishbold muy àddu moom itam ci ñaar téeméeri milliards yi nga xamante ni Sénégal recevoir na ko diggante 2005 ak 2019 ngir daal di xeex lan li nga xamante ni moom moo di immigration clandestine daal di jàpp ci leeral yi nga xamante ni moom la Boubacar Seye doon ut ak di ko leerlu ca ba ñu gisee ni loolu ba mu ko defee ca la ko caabi mujjee féete ginnaaw moo tax sax kuréel yépp taxaw nañu temm daal di élever la voix ngir rek di sàkku ci ñu daal di libérer ki nga xamante ni moom moo di Boubacar Seye mu mel ni sax diaspora bi dafa mujj sax entrer en action ñoom itam taxaw nañu temm ngir xeexal ki nga xamante ni moom moo di Boubacar Seye ci taxawaay bi nga xamante ni am na ko ngir rek wattu dundinu wala bokk ñi nga xamante ni ñoom lañu duppee la diaspora sénégalaise Diary Sow entre déception et peur de l'échec loolu yéenekaay bi moo ko daal di indi ci xëtam bu njëkk moom tribune ni kat la pression n'a jamais été un frein pour moi loolu la Diary Sow daal di wax fi mu ne dundul daray pression les doutes mu ne jamais douter de mes capacités ni de ma force fi mu ne amul benn jiixi jaaxa ci capacité am ci mën-mënam ak xarañteefam waaye tamit il ne s'agit ni de surmenage ni de désir de liberté fi mu ne du surmenage waaye tam demam gi du bëgg rek dem maanaam moom sa bopp yooyu yëpp ay kàddoom la ma mère j'avais trop peur de ce qu'elle va penser maanaam daal li tax àdduwul ak woy juróom bu jigéen ci demam bi mooy rek maanaam amoon na ci tànge ci ana lan la woy juróom bu jigéen di xalaat ci bu ko waxee li nga xamante ni moom moo di mbébétam kii di Léna Sène à Diary Sow n'oublie pas que tu es une lionne mu ngi ko daal di bind moom soxna Léna Sène di fësal ni ko kat yow Diary Sow bul fàtte ni kat ab gaynde bu jigéen nga loolu yéenekaay bi di tribune daal di indi niki tey ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu rek ñu daal di ànd bi yoon ak yéenekaay bi nga xamante ni moom moo di enquête ñëw ci xëtam bu njëkk daal di àddu nag ci coowal li nga xamante ni moom moo di migration wala bokk dossier migratoire bi nga xamante ni ngeen baal ma gis nañ ni moom Boubacar Seye loolu moo daal di tax ñu daal di koy teg loxo yéenekaay bi nag ñëw xaatim des milliards dans le vent yooyu les milliards ñuy tudd jëm ba ci 200 milliards fi mu ne nii dafa mel ne koppar bu ñu sànni la diggante 2005 ba 2019 ndax boobu ba tey gis nañ ni ay doomu Sénégal ñi ngi woy rek di ñàkk seen bakkan fi nga xamante ni moom moo di ci réew mii di Sénégal ci rek dugg bi ñuy dugg ci gaal ngir rek wëtali fa nga xamante ni moom moo di tugal ay mauvais résultats la ñu daal di gis ci li nga xam ne moo doonoon ay effort bu état bu Sénégal ba ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël seen ay koppar ni kat dañ koy dugal ci réew mi ngir gunge ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan bu Sénégal la waaye mu mel ne ginnaaw loolu itam yéenekaay bi ñëw na ci kaawu Diary Sow écrit à Serigne Mbaye Thiam tonton je vais bien je suis en sécurité loolu itam bokk na ci kàddu yi nga xamante ni moom soxna Diary Sow wax na ko ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam waaye wopp ji di Covid-19 enquête ñëw na ci daal di tàbbi ni kat vaccin à tout prix loolu la daal di wax moom enquête yéenekaay ni ki noonu ñu daal di ànd ak direct news mi ngi di àddu ci la question qui dérange ana fan la koppar bi Union européenne daal di dugal ci réew mi ngir gunge ndaw ñi ci li nga xam ne moom moo di wàllum xëy waaye itam daal di xeex li nga xam ne moom moo di immigration clandestine loolu la ci la yéenekaay bi daal di ñëw direct news daal di koy fësal ak nataalu ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye daal di àddu ni kat incarnation de Boubacar Seye semble à celle de l'opposant bi nga xamante ni moom moo di Navelli à sa descente d'avion mu mel ni nañu ko jàppee woon rek la ñu jàppee ki nga xam ne moom moo di Boubacar Seye arrestation et la détention doivent être l'exception dans un état de droit maanaam daal bu ñu demee bay tëj nit rek war na doon lu mujj ci ay actes yu nga xamante ni war nañ ko mën a def ci dëkk boo xam ne dañ fay wootee état de droit incarnation wala boog incarcération bu Boubacar Seye pour diffamation selon Moïse Sarr maanaam daal jàpp na li tax ñu tëj ci Boubacar Seye mooy dafa diffamé
wax ay xibaar yoo xamante ni wérut wóorut waaye ba tey amul ay preuve yu nga xamante ni moom mooy firndeel kàddu yu ni mel la niki noonu ñu daal di koy daanelee ak Dakar Times daal di ñëw ci leneen ñëw ci coowal li nga xamante ni moom moo di coowal vaccin bi waaye itam daal di indi li nga xamante ni mooy nataalu kii représenté rek organisation mondiale de la santé fi nga xamante ni moom moo di Afrique le budget 2021 estimé à 2920 milliards de nos francs CFA waaye yemu ca ma ngay àdduni kat aucun pays africain ne cotise à l'OMS maanaam la muy und mooy amul benn dëkk Afrique boo xamante ni tey bailleur nga ci organisation mondiale de la santé maanaam daal ñi ñu ci ràññee mooy yile dëkk te yéenekaay bi indi ko mu di États-Unis Royaume-Uni Fondation Bill Gates Alliance Gavi ak li nga xam ne moom moo di Allemagne OCHA Japon ak li nga xam ne moom moo di Commission européenne ak li nga xam ne moom moo di le Rotary international et le national philanthropique ak li nga xam ne moom moo di trust philanthropique trust ñooy bayeeru li nga xamante ni moom moo di organisation mondiale de la santé. Aucun pays africain ne figure sur la liste des donateurs de cette organisation et pourtant c'est le continent le plus malade loolu la yéenekaay bi daal di indi niki tey ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni loolu moo doonoon itam suñu pàcc bi njëkk ci biir émission actualité en débat jukkil leen li nga xamante ni moom la yéenekaay di farataal di xëyee ci seen ay xët yu njëkk mu doon ay ponk ak i xibaar yoo xamante ni gis nañ ni moo doonoon tey la une des quotidiens mu mel ni wopp ji di Covid-19 doon na lu fës ci anam bi nga xam ne noonu la ñu ko gisee maanaam daal muy law bu doy waar fi nga xamante ni moom moo di Sénégal moo tax sax tey mu mel ni par rapport ak point de situation bi mu mel ni tey lu toll ci ñetti téeméeri doomu aadama ñëw nañu am wopp ji di Covid-19 tey ci aljuma ji ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2021 ñu am ci 174 cas communautaire waaye tam 173 cas yoo xamante ni ay guéri lañu maanaam wér nañu ba fas yéene ñibbi ci seen ay kër ñeent fukki nit ak ñett doon ay cas grave donte tey enregistré nañu lu toll ci 9 décès maanaam tey ci bisu démb bi juróom-ñeenti nit wala boog juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci wopp ji di Covid-19 présentement li ñu jotagum am ci wopp ji depuis 2 mars 2020 ba tey ci 22 janvier 2021 mën nañoo wax ni 24 902 ñatt fukki junni ak ñeent yu toftal ñatt téeméer ak juróom-ñeent ñoom la wopp ji di Covid-19 laalagum ci réew mi nga xamante ni moom moo di Sénégal la waaye di wax ni kat ñi wéragum ñi ngi toll ci 20 009 ñaar fukki junni ak juróom-ñeent atteindre nañu la barre des 20 000 ci ñi nga xam ne wéragum nañ ci wopp ji di Covid-19 ñi ñàkkagum seen bakkan nag ñi ngi toll ci 561 juróomi téeméeri doomu aadama yu toftal juróom-benn fukk ak benn ñoom ñoo ñàkkagum seen bakkan ci wopp ji di Covid-19 ci ñooñee nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ñi ngi wéy rek di ñaan yàlla suñu borom bi xaare leen ci aljana yi gën a kawe ci aljana yi waaye itam daal di ñu yéexe waaye di bàyyi xel ñi nga xamante ni itam wopp nañu tëdd nañ ci lalu hôpitaux yu wute ñoo xam ñuy dund Covid-19 wala leneen ñi ngi ñaan yàlla suñu borom bi teg daal di leen di fëggal seen bopp ba nu jug ak jàmm ba daal di dellu fa nga xamante ni moom moo di seen ay kër wax naa ko léegi ci tiis bi nga xamante ni dal na ci communauté mouride tiis bi nga xam ne dal na ci umma islamique bi mu di génn ko àddina ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne nekk koo xam ne dootuñ ko présenté di ci taxawaay bu am solo bi mu amoon ci liggéeyal ki nga xam ne moom moo di Serigne Touba Khadimou Rassoul waaye place bi mu doon occupé rek ci biir daayira Hizbut Tarqiyyah nekkoon lu am solo loo xamante ni amaana bu dee yemb na à la régie daanu ñëwaat rek daal di indi ci fàttali ci moom ak entretien boobu nga xamante ni jotoon na ko amal ak ñenn ci suñu ay naataango ku ci mel ni rek Serigne Mourtala Gueye bu fekkee yemb na à la régie dañuy daal di ñëwaat loolu léegi daal di am ak fàttalikuwaat ci moom rek laataa ñuy wéyal li nga xam ne moom moo di taxaw seetlu yi jëm ci li nga xamante ni moo doonoon la revue des titres kaaw ki nga xamante ni itam moom moo di soxna Diakhy Sow mi nga xam ne njort nañu léegi jamono ji elle est saine et sauve ndax jox na message parrain Serigne Mbaye Thiam daal di addu daal di expliquer yéen ni maanaam daal jamono ji mën nañu jàpp ni fa mu ne moo fa ba boppam waaye tam mi ngi ci sécurité mi ngi ci jàmm ak salaam ci ni nga xamante ni noonee la ko daal di waxee. waaw kay jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nu amaat mbégte bu baax yeesalaat sunu siyaar ci yéen kii nu taxawal nag doonut jëmm joo xam ni ci yoonu murit dañuy wax ki mu doon ku ne jàkk jëmmam ji xam ne bërëb bii nu taxaw ak moom war na fee ñëw muy kër Cheikh Abdoulahi Lahat kooku mooy Serigne Atou Diagne Serigne Atou noo ngi lay dalal di la siyaar tey fedd li sunu këll rek yow
tey ñaan ci barkeb Serigne Touba liggéey bii nga jiite nga yeggale kook sa sago. amiin. ñu ñëwoon tey ngir dékku ay kaddu yu soññee ci bisub jàmbaar ji nga xam ne ku ne xam na si digganteeg moom muy Cheikh Abdoulaye Lahad. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin bokki journalistes yi ak presse bi fi teew yëpp ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen am ci bis bi. Cheikh Abdoulaye Lahad nag sénégalais bu ne mën naa wax ci moom waaye nag noonu dañ cee raw ndax ba ko sëñ Abdoulaye Lahad ba ko sëñ Touba de liggéeyloo yi tamit dafa boole waale liggéeyloo ko ci ñun ñii ñëpp nag waaye mu boole ko ci ñun liggéey bu ràññ ko boo xam ne boo liggéeyu xaas la loola nag ñëpp teg nañ ci seen bët maanaam lépp lu nit di wax tey mu jëm ci daara Hizbut Tarqiyyah wala daara bi tuddoon daara étudiant mu bi di ko tudd daara Hizbut Tarqiyyah sa xel dana dem ci sëñ Abdoulaye Lahad balaa ngay agsi ci ñun kon loolu war naa nekk loo xam ne ñun war nañ koo sedde muy ak cant goo xam ne duñ wàcc ba mukk ci duñ tàggoog moom la ca des mooy lim liggéeyal sëñ Touba ci yoon wi def na ci loo xam ne tey jii ñëpp a ko nangu bu dee ci ñi ñu bokkal lislaam bi def na ci loo xam ne lu doy soññ la bu dee ci dëkk bii ci infrastructure ak lépp loo xam ne day wàllu développement def na ci loo xam ne doy na sëkk ab soññ bu dee ci rakkam yi mu fi nekkaloon bokk ak ñoom sëñ Touba itam am na fu mu leen fekkoon am fu mu leen yóbbu foo xam ne ku xamuloon seen àq itam yow soññ na la ba xam nga ko te dootoo soññ boobu kenn tàggatul ak moom njaboot gi bàyyiwul kenn loolu kon yaakaar naa gis ko mu wax nag li gën a jafe mu wax loo xam ne tey jii bu ko fi bàyyee lu la jaaxal rek mën nga ko ci àtte ñëpp di ko dégg kay ay wolofam seddul sax da koy xam man ci àtte boppam kon loolu soppi na ci lu bari ci dëkk bi ñuy sant bu baax a baax te cant googu ñu jot na di ci fasaale ñëpp ñoo xam ne ñun ñëpp a ko bokk. jërëjëf kooku Serigne Atou Diagne la mbokk yi noo mbégte ci moom bu baax a baax di ñaan suñu borom guddal aw fanam te yokk ko ci barkeb Serigne Touba jërëjëf Serigne Atou. waaw kay jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nu amaat mbégte bu baax yeesalaat suñu siyaar ci yéen kii nu taxawal nag doonut jëmm joo xam ni ci yoonu murit dañuy wax ki mu doon mbokk moom Serigne Atou Diagne ndem si yàlla ñuy ñaanaat yàlla rek suñu borom bi subhanahu wa taala mu oyofa suuf ci kawam te daal di koy xaare ci aljana yi gën a koy ci aljana yi waaye tam moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yàlla rek nañu ko teerulal boppam ndax wax naa ko léegi ci ay kàddu ci xitma la ko ñëpp xamee wax dëgg fa yàlla tey turam bu eggee fenn fi wala ñoo xamante ni ñu ngi koy dégg amaana mosuñu ko gisee parce que taxawaay bi mu am ci yoonu diine waaye fësal gi nga xamante ni ci la nekkoon teg ci tànk fësal li nga xam ne moom mooy liggéeyu ki nga xamante ni moom moo di Serigne Touba Khadimu Rasul dañuy delluwaat rek di jaalewaat umma islamique communauté mouride ci sama tur waaye tam daayira Hizbut Tarqiyyah tukkee ci li nga xamante ni moom moo di télévision Mafatihul Bichri duñu jug ci di ko wax di ko ñaanalaat yàlla bu baax a baax ndax mu mel rek jamono ji toll nañ ci jamono yoo xamante ni réew mi doy na waar waaye tam suñu ay kàngam suñu ay kilifa ñu ngi leen di ñàkk ci ñàkk bu yéeme bu doy waar itam dañuy ñaan yàlla rek yal nañu suñu borom bi wattuwaat yal nañu suñu borom bi taxawaat yal nañu suñu borom bi dimbali waat rek incha allahu rabbi waaye itam di santaat bu baax mbokku teewlukat yi nga xam ne itam dañuy safoo télévision Mafatihul Bichri di ay mbokki taalibe ñu ngi leen koy jaalewaat bu baax a baax di sant képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ko ci mel ni Serigne Khadim Silla ñu ngi koy ziar bu baax a baax à travers Facebook ak ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi ànd ak ñun ca YouTube à travers ci li nga xam ne moom moo di liggéeyu Serigne Atou Diagne mi nga xamante ni wax dëgg yàlla moom xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir moom rek saa su ne waxtu bu ne ay kaddu yi nga xam ne da ko daan fësal ci moom di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey ci biir Hizbut Tarqiyyah ci biir daayira boobu waaye itam di ko liggéey feneen ak feneen ñuy delluwaat rek di masawu ñëpp di ñaan yàlla rek suñu borom bi teeru ko xaare ko ci aljana ja waaye di ñaan yàlla suñu borom bi moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi mu doon liggéey rek daal di koy teerul boppam mooy li kii wax sànq rek suñu kilifa googu nee na nag dafa wàcc liggéey dëgg la dafa nekk
nekkoon ci liggéey nekkoon ci xidma mën nañoo jàpp dëgg-dëgg demub ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne mooy dëgg-dëgg demub wàcc liggéey dëgg-dëgg dafa wàcc liggéey ci xidma la nekkoon moom lañ ko xamee woon di liggéeyal Maam Borom Touba duñu jug ci di ko ñaanal yàlla dëgg-dëgg ndax tey mën nañoo wax ni tey suñu kilifa yu baax yi tey xëy na tey bu ñu demee bay dund yenn yi wala boog taruloo ca tartar ba tax ñuy wax ñoom ñoo tax ndax ñoo ŋànk li nga xamante ni moom moo di diine gi ŋànk li nga xamante ni tey suñu kilifa yu baax yi ku ci mel ni Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñoo ko liggéeyoon ñu daal di taxaw rek di ko gën di fësal di ko gën di feeñal ci àldina wërngal këpp ñuy masawaat ñëpp di jaale waa Kokki ñoom itam ci seen maire boobu nga xam ne ñàkk nañu ko mu di sëñ Pape Diop nekkoon maire bu Kokki moom itam démb la daal di wàcc liggéey ak ki nga xam ne moom moo di sëriñ Abdoulaye Diaw Chimère nekkoon ancien maire de Saint-Louis waaye itam di masawu tamit wopp ji ci gox yi nga xam ne laal na ko ndax mi ngi dugg ci daara yi kawe yi lu ci mel ne li nga xam ne moom moo di université de Saint-Louis yéen ci ay UFR am wopp ji waaye itam ca université ba nga xam ne moom moo di ca nekk ca Jurbel ñoom itam mu mel ni fi mu ne nii ñoom itam wopp ji sonal na leen waaye itam ñëw itam di fàttaliwaat rek ki nga xamante ni moo nekkoon maanaam sëriñu daara boobu doon wuyoo ci turu sëriñ Ibrahima Dieng mu mel ni ni ki démb nag la sentence bi daal di wàcc daal di tombé tribunal correctionnel bu Dakar itam daal di rendre li nga xam ne moom moo di verdict bi mu di sëriñu daara di maître coranique moom nag mu mel ni dañ ko tegoon loxo tëjoon ko foofu nga xam ne moom moo di ca mag ba nga xamante ni moo di maison de correction ba nekkoon ca Diourbel ñu daal di koy jugé nag ni dañu koy toppee li nga xam ne moom moo di violence maanaam daal fitna wala boog tegoon lu métti métti ñenn ci ay taalibe mineur ñoo xam ne ay tout tànk la loolu la xibaar bi daal di fësal mu mel ni nag bi sentence bi wàccee ni ki démb mu di li nga xam ne moom moo di verdict bi jëm ci Serigne Ibrahima Dieng di maître coranique dafa mel ne ñaari at rek la ñu gàll ci ndoddam ni kat fukki fan yi ak juróom daf koy tëdd ci kaso bi ba mu daal di mat sëkk mu mel ni sax loolu bi mu amee dañu gis ni association des maîtres coraniques yi nga xam ne ñoo nekk ca Diourbel ca Touba ñoom itam meroon nañu loolu ba futt ci dogal boobu nga xamante ni gis nañ ni yoon daf ko daal di jël daal di koy teg seen jege ñaale boobu nga xamante ni moom moo di Serigne Ibrahima Dieng di jàngalekatu diine di jàngalekatu alxuraan ñu jàpp ni da doon exercer li nga xam ne moom moo di violence ci ñeenti ay taalibe yoo xamante ni ay tout tànk la mu mel ni loolu la dogal bi mujj wàccee fukki fan ak juróom yoo xam dina ko tëdd ci kaso bi waaye dañ ko gàll li nga xam ne moom moo di ñaari at fukki fan ak juróom yi moom lay tëdd ci kaso bi leneen na yi ci des nag dafay daal di libre ci fukki ñaari at yooyu nag amaana amul lenn lu nga xamante ni moo ko war a mën a jotale ak ki nga xamante ni moom moo di maanaam yoon donc di wax ni rek loolu doonoon na xibaar yi waaye tam ba tey ci kaaw ki nga xam ne moom moo di soxna Jaaxi Sow yaakaar naa ni mbir mi ndar képp na wax ji yaakaar naa ni war naa mën a jeex képp ku doon am tiitaange wala jiixi jaaxa ci moom fi mu ne xel war naa mën a dal bi mu demee ba bind ki nga xam ne moo doonoon parrain ñuy njort ni rek am na benn véracité ak kóolute bu ñu mën a am xëy na mënuñu jàppati ni am na ku nekk ci ginnaawam kuy bind wala di wax fi mu ne li ñu mën a jàpp mooy ki doon wax ak Serigne Mbaye Thiam exactement soxna Jaari Sow la ndax Serigne Mbaye Thiam jot na yooyu la mail depuis mardi mais àdduwu ci xëy na amaana li tax àdduwu ci xëy na mi ngi doon def ay gëstu waxtaan ak famille bi ak njaboot bi ba xam war nañoo fësal yi les kàddu waaye bi ñu demee ba jugé ni nécessaire na ñu wax ak askan bu Sénégal ci la ñu joxe les informations ni kat jot na askan bu Sénégal mën a amaat xel mu dal ci soxna Jaari Sow jàppoon gi nu jàppoon ni kat moom kat dafa réer dafa porté disparu ca France ndekete nag amaana fa mu dem moom moo fa yóbbu boppam ci ay kàddoom nee na sax wax dëgg yàlla def na kéem kantanam ngir bàyyi ay indices yoo xamante ni képp ku koy wër wala gëstu bu ñu wër ci moom dinañ xam ne moom mi ki nappewuñu ko moom moo demu boppam loolu wax na ko ci ay kàddoom jëmale woon ko ci ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Thiam waaye tam ni kenn bu mu jéem a indi ay explication ci li tax mu def acte bu ni mel waaye tiitaange gu mu amoon ci bu waxtaanee ak waajuram bu jigéen xëy na dina ko gisee noo xamante ni gis-gis bu doy waar la waaye tam wax na ko pareem ni ko su ma la expliqué woon li ma bëgg a def amaana di nga ma persuadé di nga wax ak man noo xamante ni amaana dootuma dem donc yooyu yëpp nekk ay kàddu yoo xam ne moom soxna Jaari Sow wax na ko donc yaakaar naa ni bile débat Jaari Sow réer na wala réerul mi ngi ci jàmm wala nekkul ci jàmm doon na débat boo xamante ni leer na naññ mu mel ni à la régie am nañu beneen vidéo ci ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne wax naa ko léegi-léegi ku ne xam na ni télévision Mafatihul Bichri ci taxawaay bi mu am ci liggéeyal Maam Borom Touba Xaadimu Rasul waaye itam di ànd saa su ne waxtu bu ne ci ñi nga xamante ni xitmaal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul lañ fi nekk donc nañu demaat à la régie
teewul waat ki nga xamante ni moom moo di ndem si yàlla Serigne Atou Diagne mi nga xamante ni ki tey la fi daal di dëddoo ci la wàccee liggéey ñuy wéy rek di ñaan ko suñu borom bi xaare ko ci aljana yi gën a kaye ci aljana yi waaye di waxee itam ki nga xam ne moo waraloon lépp moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul amaana mu daal di koy teerul boppam. Un poteau électrique. Atou, vous avez pris le flambeau et vous avez perpétué nos ardeurs. Si vous n'existiez pas, il aurait fallu que nous vous inventions. Vous avez su rester le perpétuateur d'ambitions multiples et variées qui sont nées dans nos cœurs et dans nos esprits, mais que vous avez pu porter dans vos bras avec de formidables jeunes qui pensent que le chemin sur lequel vous les avez mis, qui est celui de Serigne Touba, celui du travail âpre, celui du travail érigé en culte rédempteur, celui de la science et du savoir, celui de la bonne attitude et du bon comportement tel qu'enseigné dans Nahju Khada El Haj. di leen jaajëfal mu mel ni loolu rek la ñu doon teeluwaat ci li nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne di fàttali tey rek la daal di wàcc liggéey daal di fii dëddoo ñuy wéy rek di ko ñaanal yàlla di salaata ak ziar ak njaal jëm ci li nga xamante ni moom moo di daayira bu Hizbut Tarqiyyah mu nekkoon personne morale bi jiite woon li nga xamante ni moom moo di liggéey bi mu nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ti dañuy delluwaat rek di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala rek oy fa suuf si kawam te daal di koy jéggal waaye itam di ñaan yàlla rek suñu borom bi moom ki mu doon liggéeyal di ko xidmaal boobu ba tey moom Serigne Atou Diagne mu di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu daal di koy mën rek daal di teerul boppam ñu dekkoon rek ci kaaw ki nga xam ne moo doonoon soxna Jaahi Sow waaye itam dañuy àddu ba tey ci li nga xam ne moom moo di accessibilité wala bokk wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid 19 ndax dañu daal di gis ni li nga xam ne moom moo di accès au vaccin li nga xam ne moom moo di les pays africains dafa mel ni rek 42% fi mu ne nii ci dëkku Afrique yi selon buñ sukkandikoo ci li organisation mondiale de la santé wax ñoom ñoo dëppoogul rek ci ànd ak li nga xam ne moom moo di vaccin bi ndax nee nañu kat présentement li ñu mën a wax mooy kat 40 millions de doses fi mu ne nii moom lañ jotagum administré ci juróom fukki dëkk fi nga xamante ni moom moo di àldina wërngal këpp donte sax fii ci Afrique gis na ni Guinée mooy benn dëkk bi nga xamante ni pays à faible revenu bi nga xamante ni à fournir des vaccins maanaam daal muy góob bi nga xamante ni xëy na dooleem bariwul waaye dañu gis ni daal par rapport ak li nga xamante ni ndeysa waa organisation mondiale de la santé wax nañ ko ndax sax ñi ngi dem bay fësal ci yenn yéenekaay indi ko tey lu ci mel ni Dakar Times ni ka ndeke donneur yi nga xamante ni ñoo nekk ci organisation mondiale de la santé amul benn dëkk pa Afrique buy figurer ci ñi nga xam ne tey ñoom ñoo di bailleurs yi lu ci mel ni États-Unis Royaume-Uni ñoom ñëpp ak fondation Bill Gates ak yeneen ñoom fi mu ne nii ñoo ŋànk li nga xamante ni moom moo di organisation mondiale de la santé ñuy dellu war rek di ziarat mbokku teewlukat téléspectateur ak internautes yi nga xam ne rek booba tey ñu ngi ñu topp ci li nga xam ne moom moo di émission actualité en débat tey ci aljuma ji mu di aljuma bu jot itam ci benn waxtu rek la ñuy àndee ak yéen ndax dañuy faxataal di utali fa nga xam ne moom moo di ca Touba al Makhrousa ngir dégtal leen li nga xam ne moom moo di jullik juma bi mu di duplex itam ak fii nga xamante ni moom moo di Ndakaaru ngir utali itam fa nga xamante ni moom moo di ca grande mosquée bu Masalikul Jinaan waaye tey ci aljuma ji mu di aljuma ju tiis a tiis ci umma islamique aljuma ju tiis a tiis ci li nga xam ne moom moo di communauté bi nga xamante ni moom moo di communauté mouride ndax nag génn ko àddina ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne nekk koo xam ne moo doonoon personne morale maanaam doon ak njiit ci li nga xam ne moom mooy liggéeyu ki nga xamante ni moom moo di liggéeyu daayira bu Hizbut Tarqiyyah ci taxawaay bi mu amoon waaye itam di xel daal di dal rek gën a dal sax la ñu wax ci moom ndax saa su ne waxtu bu ne ñi ngi gis taxawaayam ci fësal liggéey wala boog jëm ci xasida yi maam borom Touba Xaadimu Rasuul yi waaye saa su ne waxtu bu ne rek dañuy faxataal di gis xel mu dal bi nga xamante ni waaye rafetlu bi nga xamante ni moom xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir mi ngi koy wéy saa su ne waxtu bu ne di ko sant di ko gërëm ci yaatal gi nga xam ne mi ngi koy yaatal liggéey di dem ci ay gox ak i goxaat di fësal di fa def lu am solo di fa def lu jéggi dayoo loo xamante ni dafay gën a wone maanaam suñu kilifa diine yi ñu am yi nga
xamante ni bawoo nañu fi doore ko ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu bàyyi ko fi ñuy wéy rek saa su ne waxtu bu ne di ko rek fësal ci àldina wërngal këpp donc di delluwaat di jaale ñëpp képp koo xamante ni rek jullit nga ñi ngi la koy jaale moom Serigne Atou Diagne waaye di ko jaale bu baax a baax communauté mouride bi waaye particulièrement képp koo xam ne membre nga ci daayira bi nga xamante ni moom moo di daayira Hizbut Tarqiyyah ndax macha allah seen taxawaay am na solo léeg-léeg da ngay gis sax taalibe bi murid bi ndeysaan bu namee rek li nga xamante ni mooy ressourcé waat ci li nga xam ne moom moo di njàngalem Serigne Touba yi da ngay faxataal di gis ni dañuy dem ci internet di gëstu ndax lan di ko jaare ci li nga xamante ni moom moo di waa Hizbut Tarqiyyah di fa taaxerlu di fa déglu li nga xamante ni moom moo di xasida yi mam borom Touba yi loolu lépp nekk loo xamante ni lu am solo la ñu leen ci santaat bu baax a baax ci liggéey bu am solo boobu nga xamante ni boobu ba tey teggiwuñu seen tànk rek ci li nga xamante ni moom mooy fësal liggéey ki nga xamante ni moom moo di Serigne Touba Xaadimul Rasuul la ñuy sant bu baax mbokku teewlukat yi ku ci mel ni Serigne Abdoulaye Diop ñu ngi koy ziar bu baax di ko delloo njukkal ci topp bi ku ci mel ni Serigne Thierno Ndiaye ak Serigne Moussa Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñoom itam di méttitlu rek ak jaale ziarat maanaam ñi nga xam ne rek ñoom ñooy mbokku taalibe yi waaye itam di masawu bu baax a baax umma islamique bi waaye di ñaanal yàlla rek ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne wax naa ko léegi-léegi mu mel ni fan yi tey fii ci Sénégal mbir yi tar na metti na doy na waar ci sunu ay kilifa diine yoo xam ne dañ leen di ñàkk ñoo xam ne seen a dayoo ci biir liggéey ci biir kaw suuf nekkoon na lu am solo maanaam daal ci liggéey la ñu nekkoon ci xidma moo tax ñu ne seen wàccuk liggéey ndax dëgg-dëgg nag mën nañ ko tuddee wàcc liggéey ndax ci liggéey la ñu nekkoon dafa daal di dëppoo rek dëddu bi nga xamante ni jot nañu ko dëddu waaye niki tey ci aljuma ji nekk bés bu sell di bésu suñu borom bi subhanahu wa taala donc ñëpp rek dañuy daal di ànd rek saa su ne waxtu bu ne daal di wëy rek ak njort bu rafet ci ki nga xamante ni tey moo fi dëddoo ndem si yàlla ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne di santaat bu baax mbokku teewlukat yi duñu jug ci di ko wax jamono ji via YouTube wala bokk ci li nga xamante ni moom moo di suñu yeneen plateforme ñu ngi ciy ànd ak yéen di leen dégtal rek tey li nga xam ne moom moo di hommage bi nga xam ne dañ koy rendre ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne ci lim fi jot a wax wala boog ci lim fi jot a liggéey ci biir kuréel boobu nga xamante ni wala boog daayira boobu nga xamante ni moom moo di Hizbut Tarqiyyah waaye itam taxawaay bi mu amoon ci fépp foo xamante ni rek ña nga fa doon wootee diine ban mooy diine islam waaye doon fa fësal lan li nga xam ne moom moo di liggéeyu mam borom Touba Xaadimu Rasuul ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom benn awa code ñoo ñu ngi koy ziar bu baax a baax macha allah ci topp bi nga xam ne mi ngi ñu koy topp tey nag suñu émission actualité en débat sax ngir ñu daal di koy wéyal ca ñanuñ ko daan defee daf ñu daal xaw a jafe lool ndax li nga xam ne rek ñëw na tey daal di dal suñu kaw daal di daanu ci suñu kaw mu di génn ko àddina ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne mu neen loo xamante ni lu bette la wax dëgg yàlla ci yëg nga xamante ni xëy nañu ko rek daal di xëy ñu daal di ñu koy tàgge sànq ci génn ko àddinaam mu nekk loo xamante ni tiis na wax naa ko léegi rek ci actualité bi maanaam mu mel ni rek du moom kese ñu bëri tey jot nañu ñàkk seen bakkan ni ki démb ku ci mel ni maire bu Kokki moom Serigne Pape Diop moom itam ñu koy ñaanal yàlla borom bi oyofal suuf si kawam te xaare ko ci aljana yi gën a kawe ci aljana wi waaye itam di masaw di jaale askan bu Kokki ci seen kilifa goog nga xam ne ñàkk nañu ko mu di maire de Kokki nekk foofu nga xamante ni moom moo di ca région bu Louga waaye noonu la ñuy masawee askan bu Ndar ñoom itam démb xëy rek daal di ñàkk ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdoulaye Diaw Chimère nekkoon ancien maire nekk fa autorité foofu nga xamante ni moom moo di ca Ndar Géej moom itam ñu ngi leen di ziar bu baax di leen masawu di leen jaale ci génn àdduna ki nga xamante ni moom moo di Serigne Abdoulaye Diaw Chimère ku ci mel ni rek bëgg Fallou Diouf ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom itam di ko delloo màggal geeg ziar gi moom itam ci ànd bi nga xam ne mi ngi koy ànd ak ñun mu mel ni tey mbir yi dafa doy waar xaw a tiis lool rek ci génn àddina ñi nga xamante ni amaana ñunu jege woon lañu ñunu xam lañu woon waaye itam doon liggéeyal li nga xamante ni moom moo di islam diine liggéeyal diine nag mënul weesu wékku rek fi nga xamante ni suñu kilifa diine yi foofu la ñu wékku woon wékku rek ci ñi nga xamante ni doon xeexal islam ku ci mel ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kenn dootul nettali wala boo ngay taxaw di am lenn looy wax ci taxawaay bi mu amoon ci diine xeexal diine ñu am ñoo xamante ni bi mu fi jógee moom Cheikh Ahmadou Bamba liggéey bi dafa continuer rek di wéy amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am ñoo ñee na nga gis ni tey ñoo ngankoon
nekkoon liggéey bi di wéy mu mel ni rek ñenn ñi tey suñ borom bi jël na leen mu doon loo xam ne lu tiis la waaye rek ñuy ñefe rafet njort ci yooyu le doomu aadama ku ci mel ni Serigne Atou Diagne ndax wax naa ko léegi saa yoo xëyee wala boog yaa ngi dégg liggéey bi muy def ci li nga xamante ni moom moo di yoonu murit waaye fësal gi nga xam ne ñu ngi koy fësal njàngalem Cheikhul Khadim saa su ne waxtu bu ne fu ne lay dem ci kàllaama bu ci ne nag mu di ko waxee moo xam nasaraan bi moo xam li nga xam ne moom moo di wolof bi moo xam beneen langue boo xam ne mi ngi koy waxee ngir ñëpp rek mën a comprendre li nga xamante ni moom moo di dëgg yooni murit dëgg li nga xamante ni moom moo di islam gi loolu lépp nekk mbir moo xamante ni mbir mu am solo la ñu ngi woy rek saa su ne waxtu bu ne di ko méttitlu mu doon tiis di ko ñaanal yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xamante ni mooy kun fa yakun mooy buur ci lépp ci fépp mu daal ñuy koy oyofal xaare ko ca aljana jay gën a kawe daal di oyofal suuf ci kawam waaye itam di ñaan yàlla rek kooku nga xam ne moo doon liggéeya mu di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul daal di koy teeru rek boppam waaye duñu fàtte aussi li nga xamante ni jamono ji mi ngi lëmbe àddina wërngal këpp te ñu ci bëri tey ci réew mi bu ñuy dégg seen dem wala seen génn àdduna dafay mel ne wopp ji di Covid 19 génnu ci ba xam mooy jël ñenn ñi naam wala déet mu nekk loo xamante ni amaana ngir nit ki àddu ci dafay xaw a doy waar waaye nañu conscient waat ci existence wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid 19 li ñu ci mën a génnee nag mooy lan daal di respecter les gestes barrières bi njëkk mooy lan daal di takk li nga xamante ni moom moo di sa masque bu dee yaa ngi génn ci sa kër par respect par responsabilité nga takk ci sa masque ndax amaana mën nga génn fekk ñoo xam ne takkuñu masque waaye kat di nga am jot ni yaa ngi protéger sa bopp waaye itam yaa ngi protéger ki nga xamante ni yaa ngi nekk ak moom te takkul masque mu mel ni ñëpp àndandoo nañu ci seen xam-xam bu màcc ci wàllum science ni kat bu fekkee askan wi takk nañu seen masque ca na mu waree mën nañoo mucc ci wopp ji nga xamante ni moom moo di coronavirus di fàttali ni tey par rapport ak point de situation yi gis nañ tey 300 doomu aadama ñoo ñëw am wopp ji di Covid 19 mu di 300 nouvelles contaminations ñëw daal di sofu tey ci li nga xam ne moom moo di limbi tey ci aljuma ji ci 2270 tests yu ñu def ñu gis ni nombre de cas graves yi tamit mi gën di yokk ndax ñu ngi ci ñeent fukk ak ñett doom niki démb ñu ngi woon ci ñeent fukk ak juróom tey ñu ngi ci ñeent fukk ak ñett tey ñu gis ñi itam niki démb juróom-ñeenti nit ñàkk nañu seen bakkan ndax tey bilan bi ñëw na ni kat am nañu tey lu toll ci 9 décès maanaam juróom-ñeenti nit wopp ji jël na leen mu mel ni depuis lundi ba tey saa yu ñu xëyee nombre de cas de décès yi day tourner autour de 10 de 11 ak 9 donc wopp ji mi ngi def ay ravages surtout li nga xam ne moom la ñu tuddee deuxième vague donc il va falloir ñu jéem a redoubler de vigilance moom am naak amut nga gëm ko ñàkk ko gëm jël sa ay matuwaay fagaru moo gën faju ndax loo xam ne da nga koy xeex te gisoo ko nañu takk suñuy masque moytu rassemblement yi moytu dem yeeg dikki bu mënee nekk ngir wattu suñu bopp wattu wér-gi-yaramu suñu bopp waaye daal di wattuwaale wér-gi-yaramu li nga xamante ni moom moo di njaboot gi donte sax gis nañ ñenn ci ay tey jàngalekat génn nañu mu di syndicaliste yi di addu itam ci situation yi nga xam ne mi ngi am ci école yi ndax école yi ñu ngi commencé di enregistrer ay nombre de cas élèves yaa ngi commencé di am coronavirus ay xale lañu université yi aussi gis nañ tey lu ci mel ni université bu Saint-Louis ak bi nga xam ne moom moo di bu Diourbel gis nañ ni itam foofu itam wopp ji di Covid 19 dugg na fa donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni il va falloir ñu jéem ko bàyyi xel ndax bu ñu continuer nii ak manière bi muy demee nii ak évolution bi ñu noté nii mën na dem ba jural ñu ay jéeya lu raw lan wopp lu raw lan maanaam bañ a am li nga xam ne moom moo di wér ndax daañu boole ñàkk wér boole comme goo xamante ni dafay ndërmeelu boole yeneen ak yeneen yoo xamante ni pour ñu jug ci dina doon ay jafe-jafe vu la situation ak ni réew mi di doxee bu yeboo ñu jéem a convoquer rek li nga xam ne moom moo di suñu ay responsabilité personnelle convoquer suñu ay responsabilité bi nga xamante ni moom moo ñu war daal di rek jéem a góorgóorlu ngir mën a xeex li nga xam ne moom moo di wopp ji waaye itam dañuy farataal di wax ni rek comme ni ko sëñ bi waxoon corona nekk na wopp joo xamante ni dafa ñëw nekk ci mission saa yu mission bi jeexee rek lay dem nañuy posé waat la question lan moo tax lii dal ñu par rapport ak suñuy comportement par rapport ak léeg-léeg ñàkk dëppoog li nga xam ne moom mooy digle yi suñu borom bi subhanahu wa taala kon nag dañuy jëlaat lépp tegaat ko ci loxo yi suñu borom bi moom mi nga xam ne mooy kun fa yakkoon moom mi nga xam ne mooy buur ci fépp ngir mu daan ñuy jàppale rek ba nga xam ne wopp ji di Covid 19 dina génn léegi-léegi ci réew mi nga xamante ni moom moo di Sénégal wala boog sax ci li nga xamante ni moom moo di àldina wërngal këpp di jaajëfal Serigne Abdou Mbaye
Faye ak ki nga xam ne moom moo di soxna Mbène Awa Kodou Niang moom itam di wax amiin ci ñaani ñu bokk lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp mu mel ni waxtu bi ñu jagleeloon ci benn waxtu ci li nga xamante ni moom la ñu doon àndee ak yéen ci seen biir émission actualité en débat mu mel ni rek jeex na tàkk ñuy delluwaat di masawaat ñëpp di baalu ñëpp ak di ziyaaraat ñëpp ci aljuma ji di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala muy dolli ñu jàmm dolli ñu xéewal dolli ñu wér may ñu gudd fan tal ak fekke waaye di masawu di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ci xat-xat la ñu nekk wala ñu wéré di tëdd ci lalu hôpitaux yi fu waaye mënti ne ñi ngi lay bàyyi xel ci liggéey bi di la ñaanal yàlla suñu borom bi teg la loxo ba nga jugaat ci jàmm ba amaat li nga xam ne moom moo di force ngir wóyal rek li nga xam ne moom moo di yitte yi waaye di bàyyiwaat xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di way dawlu yi ñi nga xamante ni ñoo fi dëddoo ñi ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ñaanal yàlla suñu borom bi oyofal suuf seen kaw te xaare leen ci aljana yi gën a koy ci aljana yi te daal di ñuy yéexe waaye di delluwaat rek di ziyaaraat wala boog di yeesalaat ak njaal jëmale ci umma islamique bi jëmale ci yoonu murid communauté murid bi waaye itam jëmale particulièrement ci li nga xamante ni moom moo di daayira Hizbut Tarqiyyah ñi nga xamante ni tey ñàkk nañu kàngam ñàkk nañu seen njiit mu di ki nga xamante ni moom moo di Serigne Atou Diagne kenn dootu ko présenté te ñëpp xam nañ taxawaay bi mu amoon ci fësal li nga xam ne moom moo di diine waaye itam daal di fësal li nga xamante ni moo doonoon liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul muy xidma gi nga xam ne moom la ñu ko xamee moom la nekkee woon te itam jàpp na ni noonu la ko fi suñu borom bi daal di jëlee ñuy ñaan yàlla borom bi oyofal suuf si kawam te xaare ko ca aljana yi gën a kawe ca aljana yi waaye di wax rek moom borom liggéey bi moom Khadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba daal di koy teerul boppam kon nag fii la ñu yem ak yéen tey ci seen dernier numéro de la semaine bu émission actualité en débat di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon ci liggéey bi di leen jox rendez-vous rek ci seen biir émission actualité en débat semaine prochaine incha allah waaye di leen wax ni rek programme bi dafay wéy incha allahu rabbi ci kanam rek ginnaaw liñ leen di indil tey ci hommage jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Atou Diagne daañu àndaat ak yéen bu 17h jotee ak ki nga xamante ni moom moo di imam Moustapha ci émission bu am solo boobu nga xamante ni moom moo di taarixul islam incha allahu rabbi bu 17h jotee jàpp li nga xamante ni moom moo di 18h di leen wax rek bu ko kenn ute di leen jox rendez-vous prochainement incha allah ci télévision Mafatihul Bichri. kun kaatiman li duri wa saatana